Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous saluons tout le monde, toute l'assistance ici présente. Au nom de mon frère en religion, et non plus frère en de sang, Thierno Mountaga, qui me fait l'insigne honneur de modérer cette séance de dédicace. Devant la solennité du lieu, je vais demander à l'assistance de faire une prière avant de commencer. Fatiha, Salatul Fatihi. S'étendre sur cette séance de dédicace. Donc, nous allons passer la parole au docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan, qui a été l'accoucheur de l'aigle de l'Harmattan. Excusez du peu parce que je suis médecin, c'est pour cela que j'utilise les termes. N'eût été l'amitié de Thierno Mountaga, je ne suis pas fort en thème. J'aurais préféré me cacher, être un peu plus discret, mais bon, comme que mon frère me demande de lui servir de modérateur, nous allons sans plus tarder donner la parole au docteur Diallo. Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir à prendre la parole à l'occasion d'un lancement de livre auquel nous avons participé à accoucher. Je parle sous le contrôle du médecin. Le lancement du livre est toujours un baptême en fait. Vous ne vous trompez aucunement en utilisant le jargon qui sied à la médecine. Pourquoi? Parce que ce livre, Thierno Mountaga l'a porté et nous avons assisté à son enfantement. Mes services, notamment M. Colli est là, ont travaillé avec M. Tal pendant de longs moments pour faire en sorte que ce que nous avons entre les mains aujourd'hui soit le livre que nous avons. Cela parce que M. Tal a été ce que nous considérons, nous, dans notre jargon d'éditeur, un auteur discipliné. Un auteur discipliné, c'est cet auteur qui, à chaque fois que de besoin, il a été sollicité, il se présente, il fait le travail qui lui est demandé. Et M. Tal, qui, je pense, est à Saint-Louis, n'a jamais hésité à faire le déplacement pour venir avoir des séances de travail avec mes services. M. Colli, le responsable, est là. En cela, quand même, je voudrais le remercier de cette disponibilité et surtout de la confiance qu'il a eue pour nous avoir confié l'édition de cet ouvrage. Ça, c'est le premier point qui justifie mon plaisir d'être avec vous ici. Et le deuxième point, plus important encore, est le fait que le livre porte sur une personnalité utiliser un terme, faire partie de l'histoire, mais c'est une personne qu'il fallait étudier. D'autres avant lui ont eu à le faire et lui il l'a fait à sa manière. Et moi qui vous parle, je suis professeur à l'université au département d'histoire. Avoir des manuscrits qui portent sur les personnalités qui ont fait l'histoire
de notre pays, de notre sous-région ouest-africaine, constitue pour nous de la matière, constitue pour nous ce que nous appelons dans le jargon d'historien des sources. Pourquoi? Parce que notre pays, le Sénégal notamment, est actuellement engagé dans ce qu'on appelle l'écriture de l'histoire du Sénégal, de l'histoire générale du Sénégal, avec notre maître, le professeur Iba Der Thiam. Et le livre que Thierno Mountaga Tall a versé dans cette corbeille vient à son heure, d'autant plus qu'il travaille sur les personnalités qui, certes, sont très connues dans le milieu des familles maraboutiques, dans le milieu, si vous voulez, confessionnel. Ce sont des personnalités qui, à mon sens, que ce soit El Hadj Omar, que ce soit Cheikh Ahmadou Bamba ou les autres chefs religieux des différentes maisons confrériques, transcendent, je ne vais pas utiliser le terme carcan, mais transcendent les familles auxquelles on a voulu les confiner. Ils sont des musulmans avant tout, ils sont des guides avant tout. Qui dit guide, dit une personne, une autorité morale qui doit être placée au devant de ceux qui ont besoin d'être guidés. Et Dieu sait que notre jeunesse aujourd'hui a besoin d'être guidée. Et en cela quand même, je voudrais dire tout le plaisir qui est le nôtre d'avoir été associé à cette aventure. Et en cela, je voudrais en mon nom et au nom de mes équipes remercier Thierno Mountaga de cette confiance qu'il a eu à nous accorder. Et puis souhaiter quand même plein succès à son livre et inviter quand même tous ceux et toutes celles qui ont des sujets d'écriture de ne pas hésiter à se lancer dans l'aventure. Un livre est toujours le bienvenu. Maintenant, on peut avoir un sujet, ne pas avoir les capacités et les aptitudes de le rendre réel. Nous avons des équipes qui pourront travailler avec tout un chacun pour faire en sorte que cela soit transformé en un ouvrage digeste, en un ouvrage qui peut être présenté au public. Mountaga, j'étais très content d'être là. Mais les charges de travail, j'ai une autre cérémonie là même à Kerbirago, à la Maison des Écrivains. Je ne sais pas ce qu'a pris M. Ndiaye, mon responsable de la programmation, pour programmer 2 cérémonies en même temps. Mais d'un autre côté aussi, c'est que je suis un peu malade. Je ne pouvais pas ne pas être là. Et M. Kouli m'a fait le coup de ne pas répondre à mes messages, me faisant croire qu'il ne sera pas là. J'étais obligé de me doper pour être là avec vous. Mais je ne le regrette aucunement. Merci. Et bon vent au livre. Merci, Dr Diallo. Et bon rétablissement. Donc, nous allons sans plus tarder passer la parole à M. Mamadou Racine Kassé, qui a préfacé le livre. Je commencerai par dire Assalamu alaikum à toute l'Assemblée. Et à demander à ce que nous glorifions notre Seigneur de l'une des manières que le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la maniha lima a'tayta wa la mu'ti lima manahta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jaddu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Par formuler aussi des prières à l'égard de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Micro. Je disais donc à formuler des prières à l'égard de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli salatan muhsinatan
وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين وإمام المهاجرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Micro. D'accord. Ça y est. Ensuite, par remercier notre Seigneur de l'une des manières que le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ma asbaha biya min ni'matin khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukr. Ou encore, Ya Rabbana wa laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika wa majdika. Je ne vous présenterai pas l'auteur. Je n'aurai pas à vous le présenter. Je n'aurai pas non plus à vous parler du livre. Mais j'aurai tout simplement à vous lire la préface, de façon que vous ayez une idée de ce qu'il y a dans le livre, et de façon aussi à que vous ayez une idée de qui est l'auteur. Préface débutée ainsi. Louange à Allah, Seigneur des terres et des cieux, paix et salut sur le sceau des prophètes. L'idée de préfacer un livre ne m'a jamais traversé l'esprit. Moins encore un livre écrit sur El Hadj Oumar Lègue de Alwar. Ces paroles étonneront sans doute bon nombre d'individus. Si nous nous projetons dans le passé, il y a un siècle de cela, nous verrons que Cheikh Oumar a sillonné certains pays d'Afrique, certains pays en dehors de notre continent. Il a aussi visité certains pays d'Afrique dont le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Guinée entre parenthèses, Fouta Djallon, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria où il rencontra Ousmane Danfodio Dème. Ce dernier, originaire de Jama al-Wali, nommé porte-étendard par le colonisateur. Cheikh Oumar a aussi sillonné le Sénégal dont il est originaire. Dans son pays, le Sénégal, il annonça et arma bien avant leur naissance de grandes figures de l'islam, qui emporteront très haut l'étendard, à savoir El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, l'imam Moulay de Yoff, Medoune Ndiéguène, fils de Mam Adnan Ndiéguène, on l'appelle aussi Ma At Ndiéguène, de Kassas, dont la famille se trouve à Thiès. Cheikh Ibrahima Niass, dont le père Abdoulaye Niass avait beaucoup de considération pour l'aigle d'Alwar, au point de donner à l'un de ses enfants le nom de Oumar Foutiyou Niass. Cheikh Oumar est donc passé il y a de cela un siècle. Il a fait la guerre sainte et procédé à un dispatching de rôle dans le paysage islamique. La métropole raconte dans ses livres d'histoire qu'il a miraculeusement disparu dans les falaises de Bandiagara. Par contre, ses compagnons ont tous péri lors de l'explosion de la poudrière. Cette grotte fut donc son lieu d'hibernation et son port d'attache. Malgré sa sédentarisation, il apparaît à des gens à travers le monde et leur donne des instructions. C'est ainsi qu'il supervise l'évolution de l'islam à travers les âges. Disparu le 28 février 1864 à 17h28, le cheikh qui resta un siècle exactement, d'où il sortit le 28 février 1964 à 9h28, il nous est revenu à travers l'un de ses petits-fils. Ceci est loin d'être un hasard, plutôt une volonté divine. Cheikh Oumar nous est donc réapparu pour marquer la fin des temps et arrondir les angles, à savoir purifier certaines âmes et faire accepter l'islam aux plus obstinés. Pour qui veut me croire, je le clame tout haut. Le compte à rebours a commencé. Il y a des gens de Dieu qui le savent et le disent tout bas, ou même tout haut.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans un de ses hadiths: Iza takallama al-hadid wa takharrub al-bahid fantahizu al-wahid. Cela signifie: si toutefois vous entendez de la ferraille parler, que tous les lieux les uns des autres pour le dernier jour, à savoir le jour de la résurrection. Et pourtant, les signes sont là, et très frappants. L'apparition de son nom sur des êtres vivants ou sur des objets, nom qu'il ne partage avec personne, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore l'apparition du nom de l'un de ses prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nota bene, il y a 1400 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit qu'un jour le soleil se lèverait à partir de l'ouest. Ce changement fera partie des grands signes marquant la fin des temps. Explication scientifique. Les scientifiques faisaient des recherches sur la planète Mars depuis longtemps. Cette planète qui est de tout temps tournée dans la même direction que la planète Terre, a commencé depuis un certain temps à tourner dans le sens opposé. C'est ce qu'on appelle le système rétrograde. Donc maintenant le soleil se lève à l'ouest de la planète Mars. Et cela arrive à toutes les planètes. Et étonnamment, entre parenthèses pour eux bien sûr, la prochaine planète sur la liste est la planète Terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quand le soleil se lèvera de l'ouest, les portes du pardon seront fermées. Allah ne s'adresse-t-il pas aux gens dotés d'intelligence et n'incite-t-il pas les humains à l'observation et à la méditation? Précipitons-nous donc sur les formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'exécution de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Mamadou Racine Kassé? Un simple mortel créé par Allah subhanahu wa ta'ala, se trouvant au milieu d'un océan asséché, pataugeant dans le péché et qui s'attend à être repêché par le cadet d'Adam Aïssé. Merci. li ma ci yokk rek mooy lan, xam ngeen ne sunu mbooloo mi néew na, waaye nag sunu boroom soxlawul nombre. dama leen di jox rek benn exemple. bi rasulillahi yëkkatee sallallahu alayhi wasallam benn xare bu ñu naan Mu'tata, xare boobu jullit ñi ñoo doon daje ak romain yi. romain yi ils faisaient 100 000. ay arabes yu gëmul yàlla coalisé ak ñoom, ils faisaient 100 000. Donc ils étaient au nombre de 200 000. jullit yi ils étaient au nombre de 3 000. sallallahu alayhi wasallam boobu dafa bëgg dugg en Europe. Rome dafa bokkoon ci, defe naa c'était la grande puissance. À l'époque il y avait la Grèce bien sûr aussi. kon sallallahu alayhi wasallam ba mu leen dajalee mu jiital ku ñuy wax Abdullah ibn Rawaha, mu jox ko drapeau bi ne ko soo daanoon na Zayd ibn Haris jël, Zayd ibn Haris su daanoon na Jaafar ibn Abu Talib jël. am na benn yahud sax bu wax rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñi nga tudd ñëpp dañuy daanu ci xare bi. mu ne ko lu tax loolu? mu ne ko ñoom dañoo jàng ci seeni téere ne bépp yonent bu yëkkati xare daal di tudd ay nit ne ku soo daanoo diw ne diw jël, ñi mu tudd ñëpp dañu seetlu ne dañuy daanu ci xare bi. sallallahu alayhi wasallam ne leen yéen a ngi xeexi ngir yàlla, bu leen rey xaleel, bu leen rey jigéen, bu leen rey màggat, bu leen màbb tabax, bu leen yàq garab, bu leen dagg garab, rawatina garab buy meññ. bu leen fekk ku bokkul ci xare bi ngeen dal ci kawam, bu leen fekk ku wéet di jaamu yàlla ngeen dal ci kawam. kon convention de guerre foofu la tàmbalee. mu ne leen bu leen màbb tabax. sallallahu alayhi wasallam li mu tere woon yépp mi ngi am ci jamono yi.
ba ñu demee toog nañu ñetti guddi yoo xam ne ñemewuñoo dal ci yéefar yi. Abdullah ibn Rawaha c'était un grand poète mook Zayd ibn Haris ay ñu rafeti wax la ñu woon daal di jël kaddu daal ne leen lii lan la ana lu ngeen di tiit ñun ñëpp ba ñuy jóge suñuy kër kenn ci ñun ñaanul yàlla sax delloo ngir lan ngir bëgg a doon shahid ndax wóor na leen ne ñun ku daanuñ ci ñun ci xare bi àjjana ngay dekkee ñoom ku ci daanu ci ñoom safara ngay dekkee kon nag lu ngeen di tiitati te itam yàlla soxlawul noonu yàlla pas-pas la soxla. fii ñu toll nii am na ñuy woote ñeneen te rek soo demee làmba ja doo fa xëj oto yi mënuñoo daw waaye loolu lépp yàlla taxul waaye ñun ñee de yàlla ñu taxaju am na ñeneen nag ñu ne feneen di wéetal yàlla am na ñeneen ñu ne ci leneen loo xam ne yu lu neex yàlla la waaye dama doon fàttali rek ne nañu leen ko sant yàlla subhanahu wa taala. su loolu weesoo kii nga xam ne moo bind téere bi xale la ci ñun ci zahir ndax ñun ñoo ko mag bu baax sax waaye nekk xale terewut a am xel nekk xale terewut a rafet am xel. dama leen di nettali rek menn mag dafa mës a téye ci loxo mu ne dafay seet doom ji fan la xel mi toll ñuy dox di dox ba mu yàgg góor gi daal di fakkastalu ci benn weñ gu dëgëroon góor gi yëkkate weñ gi daal ne ci yàlla ay man damaa waaroo waaye ndeke weñ am na lu ko ëpp doole doom ji ne ko waaye bàyyi weñ kay am na lu ko ëpp doole mu ne ko lu ëpp doole weñ mu ne ko suuf xanaa xoolal suuf si ni mu lekkee weñ gi ba sooy laal muy dem ak ni mu rëye woon ak ni mu bëree woon doole mu ne ko waaw suuf nag lu ko ëpp doole mu ne ko xanaa ndox bàyyi yaa ma nettali yont yàlla nu wax ba mu naa ñaanee sunu borom ndox mii di balle ci kaw nii di lii di jóge ci suuf dem nañ ba suuf si kenn gisatu ko mu ne ko waaw ndox lu ëpp doole ndox mu ne ko xanaa ngelaw mu ne ko ci nan mu ne ko bàyyi nawet jeex na déeg yépp fees dex yi fees waaye ngelaw liy upp ndox mi ñu dem ba jot ban bi mu ne ko waaw ngelaw nag lu ëpp ngelaw doole mu ne ko xanaa sarax mu ne ko ci nan mu ne ko da ngay xool ngelaw yu mag yooyu di jóge fu sori nara dal ci sunu réew mi di Sénégal am ku tëdd sunu borom xamal ko ne ko ngelaw lii mu ne ko ngelaw lii su dalee ci seen réew mi du baax waaye nag sarax si su ngeen ko génnee di ngeen ci mucc ngelaw yooyu di dem ci ay Atlantique yu kenn xamul di fa def dégâts yu mag yooyu ñun attanuñ ko xoolal ngelawal barki démb ak barkaati démb bi rek xaw na ñoo dee ñële nag ngelaw yooyu daaneel oto di yëngal ay immeuble di mabbal ay pont loolu xëjul ci ñun moo tax sunu borom dimbali ñu am ku tëdd sunu borom woon ko ne génne leen sarax si su ko génnee rek ngelawal rombale mu ne ko waaw sarax nag lu mën sarax mu ne xanaa ab dongo ci nan mu ne ko bàyyi jëlal sa danku cere wala nga jël sa danku ceeb jox ko dongo muy sàq mi wanaasu daal di wan jël ndox mi jàllale mu ne ko bàyyi ndax sarax sa réerul mu ne ko ankaj mu ne ko waaw ab dongo nag lu mën ab dongo mu ne ko ab dongo de bàyyi ay nelaw a ko mën fu nelaw fekk ab dongo nelaw na fa ginnaaw sabar yeeg koladera yeeg da ngay gis baas bu xumb taalibe ne ca gannaaw di nelaw yëguñ ci dara mu ne ko waaw nelaw nag lu mën nelaw mu ne ko nelaw nag bàyyi soxlaa ko mën de mu ne ko ci nan mu ne ko ñaari soxla yii kii am na koppar yu bari ma ngay xalaat ban immeuble lay tabax ma ngay xalaat ban soxna maanaam lu muy jox baayu ndaw si mu doon bëgg topp ci ay at mënu koo jot ba jot ca ndaw si bëgg lu mën soxla nag mu ne ko bàyyi nag dee moo mën soxla fu ko dee fekk soxla yem na fa mu ne ko moom ku mën dee nag moom ku ko mën mu ne ko bàyyi nag kooku moom kenn rek ko mën mu ne ko kooko di kan mu ne ko kooko di allah jalla jalaaluhu moo di rahmaanu di rahiim السلام المؤمن المحيمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
الفتاح أليم خابد الباسط الخافض رافع محز مزل سميع البصير الحكم عضل لطيف الخبير الأليم عظيم غفور الشكور ألي الكبير الحفيظ المخيط الحسيب الجليل الكريم الرخيب المجيب الواسع حكيم ودود ماجد بائس شهيد الحق وكيل خوي المتين ولي حميد المحصي مبدئ محيد المحيي المميت الحي القيوم واجد ماجد واحد سمد خادر المختدر المقدم مؤخر أول آخر ظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم عفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع غني المغني مانح الدار نافع النور هادي بديع باقي وارث رشيد صبور mu ne ko bàyyi kooku mën de pour dellu si tuuti ci baat boobu ñu naan saburu sabru ci li jóge muy lan muy muñ am na kuy jàng métier soo amul xolu muñ te sa patron di la gëdd di la xiifloo di la marloo di la yónni ci naaj mu tàng wi doo mokkal métier de doo gaaw mokkal de jigéen yooyu sëy jigéen ji ci gën a muñ moom la ay doomam di tekki ndax lu ñu yëkkati teg ko kon muñ am na solo mu ne ko doom kooku de xanaa kenn mënalu ko dara mu dee ko ne ko moo ne bàyyi kooku am na ñu ko mënal de mu ne ko doom waxal jàmm mu ne ñu ko mënal dara mu ne xanaa mbooloom jullit mu daje jël waxam ji di alxuraan jàng ko ñaan waaye nag bàyyi ñu ñaan nag ci barkey mu ne ko kookoo di kan mu ne ko bàyyi kookoo di muhammad sallallahu alayhi wasallam di ahmadu di hamidun mahmudun ahidun wahidun maahin ashirun axibun taaha yaasin mutahharun tayyibun sayyidun rasulun nabiyun rasulu rahmati kaamilun iklilun mudassirun muzammilun mu ne ko bàyyi tudd na it abdullah habibullahi safiyullahi najiyullahi kalimullahi xaatimul anbiyahi xaatimu rusli tudd na Mustafa mujtaba muntaqa ummiyun muxtaarun abul xaasim abu taahiri abu tayibi abu ibrahima mushafahun shaafihun mu ne ko bàyyi kooku tax ñu bind ñu kooku nag moo waral jotaay bii tey allahu akbar kooku moo tax kii di sonn kii di yëngu moo tax maamam demoon xeex yi ngir lan ñu weddi yàlla mu dugal leen ci diine jihaad la ci ndigalal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba li mu am lépp mu am ko maanaam ci misaal dama leen di xamal ne Cheikh Oumar sorewuñu Cheikh Oumar dellu si na jamono ngir lan ngir régler jamono dañ leen tollee sant yàlla ndokk bi ñu bokkee ci lislaam ndokk bi ñu nangoo jëfe lislaam ndokk bi ñu nangoo tere maanaam tere nañ bi ñu nangoo moytu tere yàlla yi yàlla nañu yàlla saxal ci jaamu yàlla yàlla nañu yàlla saxal ci di ko jaamu yàlla nañu yàlla sutural yàlla nañu yàlla may mujj gu rafet sallallahu alayhi wasallam daana wax dee leen ñaan mujj gu rafet soxna yi fi nekk yépp yàlla na yàlla def leen soxna yi urul ay ni yéen sax yéen a ëpp martaba urul ay ni dañoo wax ne keroog yomal xiyaam su ñii dem ajjana demee ajjana ñoom ñooy ëpp dayoo urul ay ni góor ñi it yal na leen yàlla def yal na ñu yàlla def góoru ajjana ku fi ñëw daal ngir lii yal na la yàlla teral àdduna ak àllaxira bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yal nañ yàlla doole taxaw nombre bi tuuti na de waaye nombre bi am na solo de bu leen ko xeeb de ay tànneef lañu man ay tànneef laa fi gis am na nit ku baax ku ñëw rejoindre ñu naan ko Moustapha Ngay do moo toog ne mën naa ne tey rek dafa naa diggante démb ak tey rek laa ko wax waaye ba ko diine ñoree maanaam jël na ay tànkam ñëw bi ma ko gisee sax ci dëgg-dëgg xaw na ma bett tuuti maa ngi fi jéemale wax ji yemale wax ji jox ko kilifa gi nga xam ne moo ñu fi daje moom ñoo fi taxa daje wala astagfirullah balaa moom sax ñu jox oustaz Dramé moom itam nitu yàlla nit ku baax moom itam am lu mu ci wax. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله وهو الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أنزل عليه النون والقلم القائل من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم أو كما قال سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الذين هم كل واحد منهم علم أما بعد فيا أيها الحضور الكرام نهنئكم ونزوركم ونحييكم بأتم التحيات وأزكاها وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokk yu tedd yi kilifa yu mag yi ñoo ngi sant yàlla di ko nangul li mu doon di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom it di ko nangul li ko yàlla def buñ ca bàyyi ko waaye ñu ñëw ndokkeel leen ziyaara leen nuyu leen di jiital ci ndokkale bi ak ziyaara bi ak nuyoo bi suñu sang suñu kilifa di kilifa jotaay bi di kilifa xadara bi muy Ceerno Madani Taal ayyadahu llahu wa nasara ñu koy ziyaara bu baax di ko nangul cëram di laaj ndigal ci moom di sàkku ci moom ñaan di wax ne dañoo jot ndigal ci war a waxtaane téere bii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci kilifa gu mag a mag liggéey bu mag a mag muy liggéey boo xam ne man mii yàlla nattu tey ma toog war a wax ci téere bi lott naa ci wax ci tuuti naa ci ndax personnalité bi nga xam ne moom lañ bind ci ay mbiram ci téere bi kooku ñun tuuti nañ pour wax ci moom benn tuuti ñaareel mooy téere bi ci boppam ni mu day ak jaamu yàlla bi ko yàlla jaarale ci moom ñoom ñépp man tuuti naa ci wax ci seeni mbir waaye nag gannaaw jot nañu ndigal nee nañu tënku ci ndigal du lore ñu wax ne téere bi làmb na ay xeeti xam-xam yoo xam ne jamono ji ñu toll tey laaj na xam-xam yooyu ñu delluwaat ci bàyyi ko xel ki ñu bind téere bi ci moom muy Cheikh El Hadj Omar al Fouti radiyallahu anhu ay jaar-jaaram ak i jàngaleem jamono jot na sëkk ñu delluwaat ci moom su ko defee ñëw bëgg a jël ay tomb ay point ci biir téere bi waxtaan ci rek ndax xam naa ne bu wér ne mboolem ñi fi toog tey góor jigéen kenn ku ne sa niveau xëy na àgg na ci xam téere bi waaye du tee ñu def barkeelu tënku ci ndigal am luñ ca jéem a leeral doonte lépp leer na fan yi ginnaaw yi ñu ngi doon wax wala bu yàgg ba léegi bennoog jullit ñi ak mag yu ñu am ci biir Sénégal ci magi diine ak seeni école yu wuute ñu wuute ci ay tur te jubluwaay bi di benn yaakaar naa ne këri diine yi bennoo taalibe yi bennoo bari na luñ koy wax waaye loolu lu sax la lu am la te dinañ ci joxe benn misaal ci boobu lay déparé moo di mag ñi nga xam ne ñoom lañu yàlla jox fii ci suñu réew mi
kenn koo ci dem ci daaraam jubluwaayam itteem yépp boo demee boo ko fa bàyyee dem duggaat beneen daara li nga bàyyi fii ngay fekk fee te kenn ku nekk fa sa morom nekkoon nangu nga ne yow la fa nekkal. mu indi ci benn misaal te ñoom ñëpp boo leen boole seeni tur wala seeni daara wala seeni waay da ngay fekk ne benn lañu mu jox la jëmmu yàlla mbaa mu jox la turu yàlla mbaa mu jox la santaane yàlla. misaal biñ ciy jëkk a joxe mooy dafa joxe benn exemple ne ci baatin nag la ko tëgg moo tax ma ne leen man néewul naa ci leeral ko wala dugg ci jëlal ma ñeenti tur yi ma lay bëgg a jox njàngale moom mu ngi ci biir téere bi boo jëlee turu jëmm ji nga xam ne tey moom la ñu bind ci moom téere bi mooy Cheikh Al Hadj Omar al Fouti mooy nga jël baat ba di Omar baatu Omar dafa la jox 310 nga jël beneen kilifa bu ñuy wax Seydul Xaaji Malik si nga jël baat bi tur wa di Malik mu jox la 91 nga jël beneen kilifa gu mag gu ñuy tëddee Cheikh Ahmadou Bamba nga jël baat ba di Ahmad mu jox la 53 nga jël bu ñuy tuddee Alxaaji Ibrahim Niass nga jël baat ba di Ibrahim mu jox la 259 259 boobu ñeenti tur yi ñu jox la muy 310 91 53 259 boolee dafa la jox 713 713 fan la jëm ak lan la wax 713 mooy ku nekk nangu na ci ñun ñépp ne Allahu subhanahu mooy ki sàkk jaamam yi bi mu leen sàkkee benn jubluwaay la am ci ñoom mooy ñu jaamu ko wéetal ko nga jël baatub Allahu mu jox la 66 muy yàlla subhanahu wa taala mi sàkk mi defi pour ñu jaamu ko bi mu ñu sàkkee pour ñu jaamu ko santuñu nag woo ñu ne nañ wuy si ci jaamu gi mu ñu sant te kenn ku ne xam na ne jóg topp yàlla du nit effort wala itteem wala dooleem wala darajaam moo ko ca yóbbu waaye ngëneelu yàlla moo lay yóbbu ci nga wuy ji woote yàlla ndax ñaari buntu rek la yàlla tijji buntub ngëneel ak buntub maandu teem muy alfadlu wala adlu ñi nga xam ne yàlla ubbi na seen dënn leeral seeni xel nooyal seeni xol ba ñu nangul yàlla yàllaam gi nangul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentam gi ñooñu ngëneelu buntu ngëneel la leen yàlla ubbil xotti seen xol ya dugal te liiwaanu billaahi yàlla jëfandikoo foofu turam bi ñuy wax fattaaxu boo ko jëlee moo lay jox 489 66 plus 489 muy allahu ak fattaaxu muy caabim ji muy tijjee xol yi di ci dugal boppam ak li mu bëgg muy buntu ngëneelam lan la ñu sant nag bu mu ubbee bunt bi ba def ci ñun liimaanu def ci ñun lislaam ba ñu nangu moo di ne ñun ñëpp nañu groupe àndandoo def mbooloo def benn say taxaw ci kanamam nangul ko li mu doon muy jaamu ko te bañ ko booleeg dara lu nga teg ca iyyaka na'budu loolu lay jàpp kon mag ñi fi ñi ñu am ci Sénégal mën nañu wax magi lislaam yi waaye comme Sénégal la ñu nekk bëgg a waxtaan ci góor gi nga xam ne mooy mag yi mag ñi ci Sénégal kon misaal bi fii lañ koy joxe kon ñoom ñëpp boo demee mag ñi am ñëpp benn ëtt nga leen di fekk muy ëttub tawxiidu billahi muy iyyaka na'budu yàlla yow kot dong rek la ñuy jaamu amut nag façon jaamu yin ñun ñëpp bokk ni ñu koy jaamoo benn xibla gi la benn téere bi la benn sharia bi la kon njaboot gi njabootu yàlla la ñun ñuy ay jaami yàlla di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi di leen tette di leen dimbale ci yàlla kon ñoom ñëpp ñoo bokk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ja iyyaka na'budu boo ko calculer mooy la jox 158 kon boo jëlee allahu 66
nga teg fattaahu 489 nga teg iyyaka na'budu mooy 158 moo lay joxaat 713 bi nga xam ne mooy ñeenti turi nit yàlla yii ma joxoon la ci ginnaaw kon wax la ne mag ñi yàlla lañ doon dund moo taxit seen jëf yëpp yàlla la moo tax junj bi nekk junj bu yéeme ci wàllu baatan ci ñi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu woowu nii nga xam ne nag ni la ko defee ci ñeenti tur yii ci nitu yàlla yii noonu la jàppandee noonu la ko mënoon defee it ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy ñeneen ñi fi des ci ay nitu yàlla yi ñu xam ni mu jëlee tur yi mu yóbbu la ci allahu fattahu iyyaka na'budu muy 713 bi noonu la ko mënoon defee it ci ñeneen ñi nga xam ne ñooy nitu yàlla yi nga xam ne ñoom lañ bokkal keppaarul islam di dund ci Sénégal gii pour wax la ne du ku mu neex rek ngay dugg ci lislaam du ku mu neex ngay dugg ci diine du ku mu neex nga jaamu yàlla du ku mu neex nga topp ko yàlla mooy jël buntu ngëneelam jël fattaaxu ba tijji sa dënn alquran moo ñu nettali loolu ci aaya bi di aaya 22 ci suratu zumar suñ boroom subhanahu wa taala ma ngi wax naan afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuuri min rabbihi gis nga ala nuuri min rabbihi kon yàlla moo jël leeram tabbal ko ci xol muy leeru liimaan di leerul islaam xol ba door a mën a tijjeeku door a mën a nangul yàlla li mu doon ak ñeneen ñi mu bind ñëpp ku ne nga mën koo nangul la mu doon su ko defee kon Cheikh Al Hadj kenn mënu ko tudd te tuddoo lislaam di manière générale nag Cheikh Al Hadj Omar Fouti ku ko xam bu ñu tuddee turam rek sa xel dem ci lislaam ndax lu mu liggéeyal diine waaye ku ko tudd itam kenn mënu ko tudd te doo tudd tariqa tijaniya ndax lu neex a waxtaane lay doon kenn ku ne xam na ne mujahid kabir la moo rocci jaaseem ci ndigalul yàlla ànd ak ay soldaaram yi ko yàlla booleel ñi nangul ànd ak moom ci dimbalee diine yàlla ji joxe bakkanam pour l'islam am liberté am ñu weddi ñi yàlla di weddi diine mu jaayante ak ñoom ba ñu fekk ci l'islam ñi fi nekkoon di samp ay bidaa ak i xuraafaat mu ñëw rayante ak ñoom xeex ak ñoom ba delloo leen ci keppaarul islam yóbbu leen ci li taxoon yàlla sàkk leen yaakaar naa dimbale gi mu dimbale islam du lu ñuy laajati dafa fekk ne rek dafa jot ñu dellu siwaat ci njàngale mi dellu siwaat ci fàttali ko xam le ne lislaam rek mooy li ñor diine lislaam mooy li ñor nitu yàlla yi ci lañ doon xëy ci lañ doon gont jihaadam boobu kenn mënul tudd tariqa bi tariqa Cheikh Al Hadj Omar Fouti te tuddoo tariqa tijaniya waxoon naa ko léegi taxawaayam ci diine ji yaakaar naa ne bu ñu xoolee l'histoire l'islam ñi fi jëkk a dugal diine ci Sénégal ci la bokk ñi ko fi gën a jox doole it ci la bokk waaye noonu la liggéeyee tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bi ñi fi jëkk a dugal tariqa bi mbaa mu gën ko fi may doole it ci la bokk ndax boo toppee histoire l'islam ba jël tariqa Tidiane dugal ko ci Sénégal da nga fekk ne mbooleem këri diine yi ci Sénégal bu ñu doon fukk lañu jàppal na juróom-ñett yi yépp gën jaa néew ci silsilaam la ñu jàppee ci ay lijaasaam la ñu doxee moo leen jox tariqa bi mbaa mu jox ko ka leen ko jox kon nit la koo xam ne mënoo ko tudd te doo tudd lislaam nit la koo xam ne mënoo ko tudd te doo tudd tariqa tijaniya li ko tax a dugg ci tariqa bi
dinañ ci nettali tuuti ku ne xam na ne nitu yàlla bu mag boobu moo nettali ci làmmiñu boppam bind ci téeréem wax lu tax lan mooy cause bi ko dugal ci tariqa tijaan bii dafa def li nitu yàlla yi di tuddee xalwatu muy wéet ak boromam di ko jaamu wéet ak boromam di ko ñaan wéet ak boromam di déeyaale ak moom am lu muy sàkku bi mu duggee ci biir yi jaamu yàlla gi dugg ci xalwatu bi ba am fu mu yegg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama moo ko feeñu ci biir xalwa bi nee ko Omar ibn Saïd bul ber sa tariqa mu ne ko nan lay def mu ne ko seetal ci tariqa yi la fi jiitu woon nga tànn ci benn tënku ca mu ne ko kon boog yaa mawlaana rasulillah tànnal ma mu ne ko comme ne nga naa la tànnal kon tànnal naa la at tariqata tijaniyata fa innaha tariqati wa tariqatu al anbiyaai min qabli wa tariqatu ashaabi wa tariqatu ahli bayti loolu mooy lan mu ne ko tànnal naa la tariqa tijaan ndax man sayyidina muhammad man mooy sama tariqa man te it mooy tariqatu anbiyaa yi ma jiitu woon mooy tariqa sama sahaaba sama aalu bayti mooy waa kër yonent yàlla muhammad tam mooy seen tariqa kon tànnal naa la ko booba la nag nangu ndigal la wàcc si jël tariqa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane bi ñu nekk tey mu nekk ci tariqa boobu nag lan moo tax ak lan ban jàngat lañ mën a am bu tax yonent bi joxoñ ko ne ko demal jël ko tànnal naa la ko tariqa tijaaniya dafa am lu ñuy tuddee ay werd ay azkar bokk na ca yi ca gën a fés muy lu ñuy tuddee wazifa ak lu ñuy tuddee werdu lazim am na yeneen xadaratu jubaa ngi fi waaye buñ jëlee ñaari misaal yi rek dem ci wazifa ki jël tariqa bi farata la yi doon ki moom mu di ko def suba ngoon ba suba wala ngoon rek wazifa boobu buñ ca demee da ngay fekkee boo koy jàng da ngay jàng benn fatihatul kitaab yi boo ca jógee nga def astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fanweeri yoon muy 30 fois boo ca jógee nga def salatul fatihi 50 fois boo ca jógee nga def la ilaha illa allah 100 fois boo ca jógee nga bakk jawharatul kamal nag 12 fois léegi loolu nag mooy lan boo demee bindal ma baat ak annabi yu mooy nga def alif def laam def nuun mooy point bu tegu ci kaw rëdd bi nga jël benn shadda teg ca nga jël baa def yaa muy alif laam nuun baa yaa muy 5 lettres plus shadda bi annabi yu lay tekki kon bi nga jàngee fatihatul kitaab bi jël nga liif nga jàng muy liif ak annabi yu gi 30 salaat faat et 30 istighfar bi muy taxawee laam ak annabi bi nga jël nuun gu njëkk gi ndax ñaari nuun la nuun gi point bi ak sida bi ñaari nuun lay doon nga jël salaatul faatihi jàng ko 50 fois muy benn nuun bi ngay boole wàcce beneen nuun ba 100 fois muy salaat muy laa ilaha illallah bi léegi duus jooti ko wala muy baa bi ak yaa bi muy annabi yu la lay jox tem kon ki jàpp tariqa bi waxtu wi ngay wasifa yaa ngi xuus ci géeju yàlla gi ñuy tuddee annabi yu muy yonent yàlla Muhammad kon yaa ngi naan ci yonent bi yaa ngi namp ci yonent bi ci nooru nubuwwati bi kon yaa ngi naan ci leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama moo tax tariqa bi nekk lu doy waar leer yooyu ngay dund
di ko naan mooy dugg ci sa lépp di filtrer sa lépp santaane yàlla loo xam ne dafa wuuteeg li yàlla gërëm daf la cay seppi ba nga set wecc boo ko doon def sax dootoo ko man muy lu yéeme kon bokk na ci borom téere bi li mu jàngale ci téere bi pour baax ñu bàyyi ci xel mooy tariqa bi wasifa bii lii la junj mu teg ci beneen misaal bu mu indi ci laazim bi muy téeméer ci astaghfirullah téeméer ci salaatul faatihi téeméer ci laa ilaha illallah wax naa léegi ne booy wasifa yaa ngi mujjee fukki jawharatul kamal ak ñaar muy 12 loolu ci ko amul ngantal njàpp waaye ko am ngantal jëfandikoo ndox yow la may xaar tuuti ma ñëw ndax dañ lay wax ne la danga ko war a remplacer par salaatul faatihi ñaar fukki per muy 20 salaatul faatihi bu fekkee da nga am ngantal njàpp kon xaar ma ñëw boo demee ci bi muy wérdi wi nga xam ne da ngay jàng téeméeri astaghfirullah téeméeri salaatul faatihi téeméeri laa ilaha illallah ñetti téeméer la lay jox ñetti téeméer yooyu jëlal ma 12 per yu jawati kamal ya muy 12 yam taxawoon nga dolli ma ko ci 300 yi mu jox 312 léegi dafa am waa lasraar lu ñuy tuddee alif al wahdaniya nga dem jëli alif wahdaniya boobu dolli ko ci 312 bi muy jox la 313 lan la 313 ba tey Cheikh Al Hadj Omar Fouti boo jëlee turam muy Omar mu jox la 310 nga compte ñetti nit yàlla yem ko boole doon ca kaw ba ñuy départ muy nga jël Malik benn nga jël Ahmad ñaar nga jël Ibrahim muy ñett 310 plus 3 mu jox la 313 kon 313 yi dellu soit na foofu léegi 313 yooyu nag ana fan la jëm 313 mooy ci li gën a siiw ci histoire yonent bi ci xare Badar boobu ñuy nettali muy xare bu siiw julit ñi wax nañ ne demoon na ci ñetti junni wala lim bu réeréy daal ci lu gën a wér rek julit ñi ñu ngi nekkoon 313 ñetti téeméeri nit la ñu woon ak fukk ak ñett te kenn ko ne gis ne jalooro yi nga xam ne moom la fa yàlla ndam li fa yàlla may julit ñi muy lim boo xam ne ñii yëngu ci wàllu baatin lim bu ñu fonk la bu ñuy liggéey la bu am barke la kon du hasard ci mu jël Omar jël Malik jël Ibrahim jël Ahmad boole leen mun na taxawaayu 313 parce que nag seen liggéey ñoom kenn ku ne mën nga jàpp ne rek boole ñoom ñëpp mu jox la ahlu badrin kon ñoom ci jihaad lañ ne woon donte kon yoru ñoon ay jaasi waaye ña ci yoroon jaasi ñu ngi yoroon jaasi xel yor jaasi xol yor jaasi ruux muy jël seeni xam-xam jël seeni xalima di bind di taalif ci lislaam di jàngale sharia di jàngale sunna yonent bi di jihaad ci xel la yonent bi waxoon ne jihaad ji mag ji jeex na mu des jihaad ji ndaw jihaad ji mag ji jeex na ju ndaw ji mu des jihaad ji mag ji mooy lan muy jihaadu nafsi kenn ko dañuy jàng la nan ngay xeexee ak sa bakkan ba dominer ko tëj ko ci siraatal mustaqim kon loolu lañ fi nekkee woon kon boo jëlee Omar boole muy 310 nga boole ko ñetti nit yàlla yooyu muy Ahmad di Malik di Ibrahim mu jox la 313 muy ahlu badrin ci li gën a siiw Badar ñooñ léegi waxoon naa la ne bu fekkee na nga am ngantal jëfandikoo ndox mooy mënuloo jàpp te bëgg a wasifa dañ la ne bàyyil 12 jawharatul kamal yi nga jël 20 salaatul faatihi 20 salaatul faatihi yooyu fan la génn wala fan nga ko mën a génnee loo ci mën a jàngee ba mu mën a taxawaayu remplacer jawharatul kamal bi nga xam ne ku amul njàpp mënu ko jëfandikoo kooku boo demee ci jàngale bi mu ko jàngale bu yéeme
mooy jëlal ma baatub allahu ñeenti lettre moo composé allahu yàlla mi ngi farataal ci jullit bu nekk yàlla ngi farataal ci yow bis bu nekk nga jullil ko juróomi julli mooy farata ci bis jullit bu nekk ñeenti xaraf yooyu boo ko multiplier par 5 dafa lay jox 20 mooy 20 salaatu faatiha yi nga xam ne moom ngay remplacer jawharatul kamal kon secret allahu la wala nga jël julli yu juróom 5 prières yooyu nga multiplier ko par 4 bu la ci neex nga def mu jox la 20 moo tax mu am doole yi taxaw mën a remplacer jawharatul kamal yi la nga waroon jàng te amuloo njàpp ba tey bu ñu jógee foofu andi na beneen misaal ci jëmm ji nga xam ne muy personnalité bu mag bii nga xam ne moom la am ci moom yëg-yëg ak ndimbalu yàlla ak ubbeem ba bind ci moom téere bii muy Cheikh El Hadj Omar Foutiyou wax na ne junj na ci biir téere bi ne mu ngi dund juróom-ñaar fukki at yooyu yépp nag moom dafa seey ci yàlla moom Cheikh El Hadj Omar Foutiyou dafa seey ci yàlla seey ci jëmm yàlla ji ba jeex takk kere ba mu cëppeeloo ci kaw suufu adduna bi ba biñ koy noppee gis muy juróom-ñaar fukki at yooyu amul benn seconde bu mu ci génn yàlla lu koy firndeel moo di ne nangu nañ ñun ñu jàng histoire Cheikh El Hadj Omar Foutiyou yépp ne kere bi góor gi gane àdduna ci weeru koor fajar gi xar ñu jox ko ween pour mu namp dafa gàntal boobu la ngan ko koor moom weeru koor bi yépp fi fajar xare ba fi dog koor di jot du fi namp mukk day woor ni ñëpp kon kooku beneen leneen la li mu doon yàlla rek ko xam juróom-ñaar fukki yooyu nag lu mu jàpp mooy baatub allahu ba tey muy seey gu mu seey ci yàlla boo jëlee allahu muy 66 ndax alif benn la ñaari lam yi mu nekk 30 la ha bu mu jiwade 5 1 plus ñaari 30 muy 61 plus 5 muy 66 nga jëlaat 4 lettres yi boole ko ci muy jox la 70 yépp mu seey ko ci yàlla kon ni mu mel ak li mu doon loolu rek la mën a doon 70 yooyu mu dund ko muy baatub allahu yàlla ci boppam moo wax ne 70 yooyu mooy jumtukaay mooy liggéeyukaay bi nga xam ne ci lay jëfee moom ci lay def lépp lu muy def mu di baatub kun innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun kon du njombe lu war a mën a nekk la mu doon li mu doon mooy kenn xamu ko ku dul yàlla ci biir téere bi da nga ci fekk Ceerno Muntaxa mu ngi bind di junj di jàngale Cheikh El Hadj Omar Foutiyou bi muy jogu nitu yàlla yi di jog di uti nitu yàlla yi pour bokk ci rang gi bokk ci soldaar yàlla yi ko war a liggéeyal jëli cëram ni ñépp bii moo waral yoonu màkkam woowu siiw woowu ba daje fa kilifa gu mag gii di Seydi Mouhamadou Ghali wax na ci biir téere bi di la jàngal ne bi muy jog jëm Makka booba dundam mu ngi toll ci 37 ans booba moom a nga am fanweeri at ak juróom-ñaar 37 yooyu mu jàngale ci benn baatin bu yéeme 37 boo ci moins 18 dafay des 19 lan mooy 18 ak lan mooy 19
Cheikh El Hadj Omar Foutiyou bi muy jël bi mu joxee maam Alpha Mayoro ndénkaan Seydi El Hadj Malick ba maam Seydi El Hadj Malick di yëkkati ndénkaan bi muy jël ndénkaan maam Seydi El Hadj Malick jox ko maam Alpha Mayoro bi Seydi El Hadj Malick di jël si ndénkaanam booba Seydi El Hadj Malick muy toll ci fukki at ak juróom-ñett muy 18 ans 18 yooyu nag la jël moyen ko ci 37 yu Cheikh El Hadj Omar Foutiyou yi mu den demee mag mu des lan 19 ñu taxaw ci 19 boobu ba ma ñëwaat maam Cheikh El Hadj Omar Foutiyou bi muy dajeeg Seydi Mouhamadul Ghali ca Madinatul Munawwara boobu mu ngi nekk ci atum 1821 bi mu dellu see Sénégal ba wootee bañ mag ñi jog di ko wuy ji ba maam Alpha Mayoro siyaare ji ko siyaar bu mag boobu te maam Fawad Wele jëloon de yóbbante ba jox ko ne ko maa ko siyaaree daje maam Alpha Mayoro bii ak maam Cheikh El Hadj Omar Foutiyou bii mu ngi nekk ci atum 1840 1821 moins 1840 dafay defaat ba tey 19 kon Seydi maam Cheikh El Hadj Omar Foutiyou bi mu jëlee ndénkaana Seydi Hadj Malick di ko jox maam Alpha Mayoro ak bi ko maam Alhaji Malick di jël si ndénkaanam ci nijaayam sëriñam Alpha Mayoro fukki at ak juróom-ñeent moo fa dox lan mooy fukk ak juróom-ñeent muy 19 mooy turu yàlla wu rëy wu màgg wi nga xam ne moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne alquran léppam secret yépp yàlla nga ko roof ci fatiha waaye fatiha léppam yàlla nga ko roof ci bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim boo compté xaraf yi ko composé 19 la lay jox 19 lettres la kon 19 yooyu du hasard njàngat bii la ci cheikh bi def ci biir téere bi nga gis ne kon loxo bi nga xam ne moo yëkkatiku woon ca cheikh Mouhamadul Ghali wala sax ñu wax ne loxo bi nga xam ne moo yëkkatiku woon ca cheikh Seydi Ahmed Tidiane jëm si ci maam Alpha maam cheikh Mouhamadul Ghali dénk ko ne ko na ko joxal Cheikh El Hadj Omar Foutiyou ci sababu gént boo xam ne moom laa bëgg a nettali nii mooy ci Faas maam Cherif Mouhamadul Ghali dafa gént bis gis al imaamul mahdiyul muntazar daf ko gis ci gént moom Mouhamadul Ghali di ko may wérdu salaatul faatihi bii mu jógee ci fajar gi ñu dem ci zaawiya ba julli ba pare Cheikhuna Tidiane yi laaj ko ne ko waaw Mouhamadul Ghali mu ne ko labbayk mu ne ko waaw loo gént biig nag noo def ak sa gént biig gi parce que daf ko yëg mu ne ko sama gént gi de xanaa jaaxal ma mu ne ko loo gént mu nettali ko gént bi ne ko dama gis imaamul mahdi laa gént gis ko di ko may salaatul faatihi mu ne ko xanaa ñu laay bala ci moo la ci jaaxal mu ne ko waaw mu ne ko danaa la jaaxal kay waaye nag du imaamul mahdi yu miñ jàng ci téere yi kooku sama taalibi la dina ñëw ci jamono bu muy feeñ mooy amee maqaamam imaamul mahdi al muntazar mu ngi tudd moom cheikh de mu ne ko mu ngi tudd Omar ibn Saïd al Foutiyou yëkkati Jawaahirul Maani jox ko Chérif Mouhamadul Ghali ne ko boo taseeg moom joxal ma ko ne ko maa la booleeg moom bu leen a bakkañ ne ko ba yawmal qiyaam kii mooy Cheikh El Hadj Omar Foutiyou kon ku mel nii bu jamono ji tolloo fii tuuranke diine ak tariqa ak jaamu yàlla ak njub xew dellu si cim njàngaleem jot na
feeñal mooy kan jot na bind ci moom jàngale ci moom jot na kon mbind mi muy tawfiq bi yàlla jagleel suñu mbokk suñu sëriñ Ceerno Muntaxa mu bind lii ñëw na ci waxtoom yal na yàlla fay ko yiw waaye ñu dellu ci benn seetlu boo seetee mën nga wax ne ci baatin Cheikh Seydi Ahmed Tidiane muy yëkkati ci loxol boppam jox Cherif Mouhamadul Ghali waaye muy yëkkati jox Cheikh Al Hadj Omar Fouti ndax moo tudd turam jox ko ndénkaanam waaye noonu nga ko mën a wàccewee muy ñëw di ñëw ba ci Seydi El Hadji Malick ndax benn jox bi la ndax ñaari 19 yi muy bismillahi rahmaani rahim di turu yàlla woowu nga xam ne yonent bi moo wax ne yàlla am na turam bu nga xam ne moo gën a rëy ci turam yi gën caa sell ëpp ca doole gënal ko ci mu ne tur woowu nag correspondance wala relation bi mu am ak ni mel ak bismillahi rahmaani rahim dafa mel ni bët la cay ñuul ak la cay weex ku leen mën a tàqale ak kan moo mën a wax bët la cay ñuul a gën baa la cay weex kon gis nga baatunu yàlla bi nga xam ne moo leen takke 37 ans yi Cheikh El Hadji Omar Fouti amoon bi muy dem Makka bi muy dajeeg Cherif Mouhamadul Ghali Serigne Babacar Sy bi muy toog ci xilaafa Seydi El Hadji Malick moom it mu ngi toll ci 37 ans kon 37 yooyu du hasard Ceerno nee na ci téere bi l'islam boo jëlee bi sifa amma boo ko na da ko jël nattale ko comme dafa mel ni benn montre bu fi tegu woon Cheikh El Hadji Omar Fouti mooy ki ñëw régler montre bi jox ko heure ba mu dox normal xam ne képp ku tënku ci heure bi xam ne heure sàngama jot muy heure julli heure nangam yi ñu ciy tënku yépp doo trompé wu ki ko réglé ba mu tegu ci yoon kooku mooy Cheikh El Hadji Omar Fouti kon mooy lu misaal bi nga koy jël mooy ñëw bi mu ñëw àdduna ñëw bi mu ñëw jamono jàngale mboolem xeeti xam-xami diine yi forme fi ay ponkal joxe fi mboolem xeeti sharia yeeg sunna li di xam-xam bi dundal diine yépp di ko jëmee ci kanam mu samp ko fi ba nga xam ne ñooñu ku tënku ci ñoom doo sànku mu dem yoonam bàyyi ma de bàyyi leen ci niveau diine di manière générale nga ñëw ci tariqa bi noonu la defal tariqa bi mooy ñëw na indi fi tariqa bi tasaare ko joxe lijaase yi mboolem lii tax tariqa bi dund sell leer ba nga xam ne lii ku ci tënku tuddee ne yaa ngi ci tariqa bi yaa ngi ci noonu la Cheikh El Hadji Omar Fouti foofu la jaar ak lii diine foofu la jaar ak tariqa bi ba dem bàyyi ko fi ñi ci des ñëw ci ginnaawam di saytu di toppatoo di yokk di puus muy dem ci kanam ñetti nitu yàlla yim tuddoon ci ginnaaw muy Malik di Ahmad di Ibrahim xikma bi tax mu tudd leen wala njàng mën nañu def ku ne ci moom njàngat ci wàllu diine ba ñu xam ne suñu nit ñu yàlla suñu mag ñi ñu fi amoon kenn ku nekk ci ñoom ku yàlla may la boo jëlee ku mel ni Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu daf ko samp considéré ko comme bu doon boo jëloon nit taxawal ko xam-xam la jël def ko nit muy jëmu nit bu taxaw te nit buñ koy wax conscience buy dund ba moo tax ñuy wax nit kooku nit ne ko fa taj conscience bu dund ci lay xamee ci lay yégee ci lay ràññewee ci la lépp di amee mu jël Seydi Hadji Malick ne moom daf ko considéré comme si xam-xam bu doon am bu doon xam-xam dafa nekk jëmm conscience soo xam-xam mooy Seydi Hadji Malick te loolu wéetu ci
ndax benn shérif ci shurafa Mauritanie yi def na xasida ci Seydi Hadj Malick di ko tagg di seede xam-xamam di seede xam yàllaam boo wax ne Seydi Hadj Malick daal mooy ki nga xam ne daaraam njàngaleem xam-xamam ak ñi mu formé nee na amul fenn nee na daaraam a gën ci daara yi loolu la shérif bi wax njàngaleem a ci gën formation moo gën ci formation ci wàllu xam-xam la ko seedelee xam turu yàlla ak tariqa bi mu tënku lawraat yi noonu la ko seedelee kon kooku foofu la teg Seydi Hadj Malick mu dem ci Ahmad muy Cheikh Ahmadou Bamba mu ne moom da ko considéré comme intendant bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndax fekke ak seede ak xam gu mu xam mbooleem parcours yonent bi moo tax mu tuddee ko intendant wu yonent bi Alhaji Ibrahima Niass lu tuddee ko moom fan la ko teg moom mu considéré ko comme si dafa ñëw moom nekk récupérateur ñëw di récupérer ruux yi di leen fóot di leen laabal di leen beesalaat mànga leen yóbbu leen ci hadratu saadatul abadiya mooy mu teg leen ci yoon wi leen di tax a texe tey bu ëllëg nee na loolu mu ngi ciy jël ku mel ni suñu maam Seydina Isa ruuxullahi man na ko ca seede lan moo tax nee na misaal yii ak exemple yi mu di ko joxe di ci wane nii dafay wane ne l'islam diiney boole la waaye du diiney teqale l'islam diiney njëriñ la ak jëriñante waaye du diiney lor mbaa lorante l'islam dafa wane ne l'islam rek mooy solution bi nga xam ne moom rek mën a régler problème yi xew ci àdduna waaye l'islam moom rek mooy njëriñ li nga xam ne mooy lambe àdduna ba alaxira nee na exemple bii muy joxe dafa bëgg a wan suma classe ki ñiñ bokk génération mooy xale yi di leen xamal ne mag ñii ñu am amuñu kem pour ñu mën a xam mag ñi ñu am ñooy ñan waaye ñu xam fan la ñuy teg suñuy tànk kon bokk ñu daaneel kàddu gi di ko daaneele ne ñu ngi ndokkeel mboolem famille omarienne bi yëpp al usra al omariya yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci jëf ju rëy ji nga xam ne jàpp nañ ne ñoom ñëpp ko bokk def ci ndam lu rëy lii leen yàlla may xam nañu seen ndam la ñoom ñëpp doonte la kenn ci ñoom moo taxawaayu liggéey ko ba mu taxaw liggéeyal ko ñëpp te mu doon waru gar ci mboolem jullit mu jóg njukkale Cheikh El Hadj Omar Foutiyou feeñal liggéeyam yeesal taxawaayam ndokkeel ko ay jëfam sant ay jëfam loolu waru gar la woon ci jullit bu nekk ma di tëjee ne téere bii yelloo woon na nag ñu ut encre bu nga xam ne encre or lay doon ut ay papier yi nga xam ne papier jamaa lay doon ñu bindee ko téere bi ndax rëyaayu personnalité bi nga xam ne moom lañ bind ci moom téere bi di wax ay jaar-jaaram di barkelu ci ay jëfam di ñaan yàlla barkeem wàcc ci ñun wàcc ci téere bi wàcc ci ki ko liggéey wàcc ci mboolem jullit yi nga xam ne darajaam lu kawe la wilaayam gu ma sëkk la ko yàlla jox xutbaan yam kenn werantewu ko kon téere bi nañ ci bàyyi xel te xam ne barke képp la ci barke Cheikh El Hadj Omar Foutiyou karaama la muy miracle la waaye teraanga la bu bokk ci teraanga Cheikh El Hadj Omar Foutiyou waaye daraja la bu bokk ci daraja Cheikh El Hadj Omar Foutiyou ndam la waaye baatin la bu yàlla génnee ci baatin Cheikh El Hadj Omar Foutiyou jaarale ko ci jëmm ju tedd ji di sëtam di Ceerno Muntaqa yal na yàlla yokk dëgëram sàmm ko aar ko guddal fanam te fayal ñu ko ndax ñun ñëpp la ko defal lan moo may nag Cheikh El Hadj Omar Foutiyou mu ab def liggéey bii ba toll fii ba ñuy dund ci moom lii moom moo wax ci lamañu boppam ne yàlla tur yàlla wu mag woowu nga xam ne moom la nëbb ñu bëri ci ay waliyoom nee na man yàlla xam baaxee na ma xamal na ma ko tur woowu nag la Cheikh El Hadj Omar Foutiyou liggéey ba tur wa seey ci moom mu seey ci tur wi mu doon tur moom moo tax tey muy dundam gii ñu di ko dundam gii ba tey suñu jonn yàlla tey jii ñu toog di dund ci moom di dund ci ay leeram di sant ñëpp
di gërëm ñëpp di baalu xaq ñëpp ci kàddu yi nga xam nañ ko fi du xam-xam yàlla moo dogal rek daaneel natt bi wax ci seen kanam waaye ñu ngi leen di jéggalu ci njuumte yi ngeen fi dégg di wax ne ñu ngi ndokkeelaat mbooleem njabootu Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou di leen sargal waaye di leen ndokkeel yéen ñi fi teew di leen ndokkeel di leen baalu xaq di leen sargal di leen jaajëfal di leen massawu ci coono yi di wax ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fii la ñuy daanale kàddu gi di jéglu ñëpp Ceerno jërëjëf jërëjëfati jërëjëf. Merci à Oustaz Dramé de nous avoir gratifié d'un speech édifiant, instructif, mais mënuñu woon xaar leneen lii ci moom jërëjëf. Donc on passe la parole à Thierno Mountaga mu wax ci quelques baat. mbooloo bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla itam li ñu fi boole mu nekk suñu njëriñ àddina ak àllaaxira ku fi ñëw itam indi fi soxla ak tiis ak ñi fi ñëw ak ñu fi bëggoon ñëw tey lañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla yónnee jàmm yàlla nañu yàlla defar biir ak biti macha allah. léegi liñ ci waroon wax rek lu tuuti lay doon parce que li ñu waroon wax yëpp gaa ñu baax ñu wax nañ ko tuuti laa ci yokk rek mooy taxawaayu jamono tey ku nekk xam na ne les 5 piliers de l'islam maanaam les piliers de l'islam font 5 waaye kooku l'islam la l'islam nag kan lañ ko indil àddina bi ñu ko indil nag itam dafa am pilier yi ñaata la ñeent yi nga xam ne ni ñoo nekk pilier wu àddina bi bokk na ci pouvoir bokk na ci éducation te ku nekk xam na ni bu ñu waxee pouvoir rek wax nañu richesse moom laa ndal bi ci topp mooy éducation te képp koo xam ne dégg nga éducation xam nga ne mooy defaraate te àddina li ci nekk mooy defaru ba pare defaraat bi ci topp mooy iman la foi ndaxte iman boobu moom moo ñuy yóbbu moo ñuy tette jëm ci suñu borom te ma itam iman mooy defar lënc yu sewaan yi nga xam ne ni moom moo nekk sa diggante ak sa borom. iman buy yokku day fóot kii yooyu da koy wàññi maanaam daal sa iman bi gën a yokku ngay gën a jege sa borom te loolu dara mayewu ko lu dul pas-pas. amul nag sant taal amul sant si amul sa mbàkke pas rek jëm ci yàlla ku jëm ci yàlla nag di nga fekk ne yàlla mi ngi fi yow da nga jàpp ne da nga jëm ci yàlla waaye yàlla mi ngi fi maanaam soo nekkee ci ndigal yàlla rek fekk fa yàlla. bi ko ñeenteel mooy intégrité mooy maandute. ci livre bi maa ngi wax ni Jibril alayhi salaatu wasalaam waxoon na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk dinaa ñëwoon naa fi fukki yoon ak ñaar benn bu ci nekk wàcce naa fi benn nga doog a ñëw bés boo fi jógee it dinaa fi wàccaat fukki yoon ak ñaar bu ci nekk itam dama yóbbuwaat benn. tey jii si suñu jamono ji tey maa xam bëri na maanaam daal boo seetloo si suñu jamono ji ñëpp borom xam-xam lañ waaye xam-xam li koy ñag li koy dooleel mooy intégrité mooy maandute mooy miir bi moo koy ñag ku amul maandute munoo wax ne am nga barke xam-xam
ndaxte loolu la Jibril alayhi salaatu wasalaam ñu wàcce woon si suuf ñëw yëkkati yëbbu mooy barke xam-xam te loolu li koy téyel nit kese mooy maandu. alhamdulilah rabbil alamin léegi si page 73 bi maa ngi fa wone ñu bëri dañuy jaaxle Thierno Madani Tall rat yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam keroog bi ma ñëwee ci moom daf ma ne waaw papa lii lan la nit bu ñu dessiné ba def ci ay chiffres kii lan la ma ne ko kii de mooy misaalu li ñuy wax la dimension humaine et la dimension spirituelle. Dimension humaine nag ni ma ko wonee ci téere bi boo compter ci kaw ba ci suuf à gauche 23 la à droite 23 la nekk 46 donc nit ci boppam li ko may mu nite mooy mu yem ci mbindu nit loolu mooy dimension humaine foofu la mën a yem. léegi nag mu des dimension spirituelle. xam nga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gaañoo ñu bari gëmuñu ko woon ndax ndeysaan cofeel gi ñu amoon ci moom ak xër te nag diine kenn du su jëmee xër moom nag Muhammad la tuddoon kon que nag yàlla dafa ne képp koo xam ne ni mas nga dund di nga mas a dee. loolu moo tax Muhammad faatoo nag loolu moom mooy dimension humaine jeex na lan mooy des dimension spirituelle. yonent moom dafa nekk yonent ba keroog googu ñu koy fekki loolu moo tax ñu nekk naan dimension humaine bi loolu. kon sunu rakk bu jógee ba taxawal lu mel nii ñun ñu topp si ginnaawam te li sëñ bi wax daan ni. li sëñ bi wax ni quantité nekk fi qualité fi nekk ndax mbooloo mi ndaw dama nekk mbooloo mi ngay gis ku fi nekk leader la ndax ñun dañu am mbootaay boo xam ne presque 500 personnes la ñëpp di sëtu Ablaye Tall Samba Atoumane tas nag ci àdduna bi ñi leen ngi États-Unis ñi leen ngi Europe ñi ngi Sénégal ñi leen ngi fu ne bi ñu taxawalee mbootaay mi mag ñee ko jëkkoon door léegi ñu door ko jéem a dem affaire bi teguwaat ci suuf ndax ñun suñu kër duñu dem fenn mag ñi dooraat ka affaire bi dem léegi xale yi nag sos mbootaay bi nekk presque 500 personnes ñu defoon fi yenn du yàggul dara bañ ko defee dañ waar ci àddina nit ñi dañ ko yàkkamte bi nga xam ne ma ne la mbooloo mi kenn xamul sax na mu toll ba di suñu sakk ndax ñun dañu bëgg ku ñu jëmale ci suñu borom bi tabaaraka wa taala ndax fi mu nekk nii temps yi boo gisee fii feesul sax dafa am lu ko waral dañu am ñetti dëj yu ñu tegloo waaye kenn ki muy papa yu Birataal ma la taxaw Birataal mooy sunu président mouvement bi li tax xale yi ñoo taxawalaat mbootaay bi biñ ko taxawee woote nag ñëpp ñëw taxaw mag ñi topp seen ginnaaw Birama nga ne moo sol lu jaune lay mooy sunu président mouvement mu ne xale bu baax xale bu am itte xale boo xam ne même papaam day nekk hôpital mu hospitalisé ak moom mooy yëkkati mooy tëral mooy def waaye bu ñu soxlaa mu woo frère am yi ñëw toog moom mu ñëw si ñun dana daw ñun si ñun daw doole ci papaam yore papaam ji di yëkkati di tëral di defar démb la ñetti fanu papaam waaye gis nga ko ndax farata bi def nañ ko mu ñetti fan yi waaye dafa ñëw toog ma nga nee toog moo sol xaftaan bu jaune bale te itam nag woote bii ñu woote Thierno Mountaga jël ko nag taxawal ko fii Dakar moom moo ñu woo ñun ñëpp taxawal ñu mobiliser ñu boo gisee nag mbooloo mi feesul sax dëj bee tax ndax ñooñu dañ ne ci kër ga di nangu njaal ndax affaire bi may wax kenn amagu si juróom-ñetti fan dañu tegloo ñeenti fan bu ki gaañoo tey kii suba démb lañ def benn ñetti fan sunu rakk ji ndax moom papaam ki ci papaam ak sama papa ak ñun ñi sunu papa yi bokk ndey ak baay ñii sunu papa yi bokk baay ñun ñëpp benn lañu ndax sunu maam yi bëgguñu sax ñu naan papa yi kilee bokk ndey kee bokk baay ñun ñëpp a bokk ndey ak baay waaye Mountaga Tall yal na la yàlla sagal suturaal la bàyyi la fii ndax fi mu ne taxawal nga Cheikh Oumar Foutiyou kon ñun ñëpp a ngi sa gannaaw foo wootee ñu ñëw dafa tombeeg dëj ci de kon fii kenn du fi toog de nit ñaa ngi ci kër yi di nangu njaal yi kenn matagu si juróom-ñetti fan biraa nga ne ñëw toog ñun ñi ñoo ngi ñëw toog ku nekk fan yi dañu xëy démb rek la ñu toog noppalu bi ñetti fan yi passé
Tall Samba yal na la yàlla sàmm taxawal la dëgëral la li nga nekkee Bira Tall mais di suñu président yàlla sàmm ko def ko sëñ bi nee na léegi mag li ñu wax puso bu réer ci géej la xale mën na ko for mag mën na ko for gis ngeen li mu wax si xale moo tax kenn du xeeb xale waaw jiitu rek ñu topp sa ginnaaw te kenn du jiitu tam ñu topp sa gannaaw di la bëmax dañu topp seen gannaaw di leen gunge te di leen ñaanal yàlla Mariam si nag moom damay ñëw si moom sa soxna sii Mariam dafa baax dafa yaru dafa yëg nit soxna su yaru topp sa gannaaw Mariam bi livre bi amee daf ma téléphone wax ma ko ma di téléphonante ak moom xam nga dégg maa ngi la woo sax naan la ndax Mariam ñëw nga ne xale yi dañu jàngi mais ci ngoon lay ñëw moo tax gisantewuñu ba léegi di soxna su yaru topp sa gannaaw Mariam a nga marché Mariam a ngay togg Mariam a ngay dem ak di ñëw sama kër mag jee ba ma leen boolee ba léegi ñaata yoon nga fa dem ah ba bi fa dëj amee yaa ngi ñëw taxaw ba taxaw di surveiller kaamil ba xale yi jàng ba pare nga ne ma aminte ñii juum nañu ndax am ne téere ñu jàngul Seydi Tall yal na yàlla taxawal sa taxawaay Mariam si yal na la yàlla fa yaa ngi ci gannaaw suñu càmmin taxaw bu rafet yaru yem fa nga yem de moo dikkoo soo génnee marché nga daw dellu sa njaboot yal na la yàlla sàmm sa njaboot waa ñun ñi fi nekk ñëpp tam yal nañu yàlla suturaal waa ñu jëme suñu bopp ci yàlla ndax li fi xew janvier gi ak février ñëpp gis nañ ko 7 chefs religieux dem te loolu waxoon nañ ko ci jamono ne am na lëndëm goo xam ne ak balaa goo xam ne mi ngi wër Sénégal te kenn xamul lu mu doon kenn du gis dara boo xoolee du gis dara mais wàllu yu yàlla yi gis nañ ko wax nañ ko nañ yokk kon suñu ñaan suñu jaamu yàlla te ñu sàmm suñu njaboot te gàtt tànk loolu da laa ci xam ndax am na ñoo xam ñu ngi xëcc suñu doom yi jëmaleen beneen boor yal nañ ci yàlla musal jërëjëf wasalaam kon ku fi ñëw rek yal na la yàlla fay yàlla sàmm ñu te yàlla daal suturaal ñu daal di topp suñu tànku maam yi jërëjëf Tall yal na la yàlla fay jërëjëf allahumma salli ala sayyidina Muhammad assalaamu aleykum yéen sama kilifa yi ma fi fekk si ak samay tante samay nijaay sama càmmiñ yeeg sama rakk yi góor ak jigéen nijaay nar ma woon sax jël kàddu wante sama deret daf ma ñuul maa ngi ñaan yàlla yal na la yàlla sàmm Tall ni nga sàmmee mbokk gi dox sa diggante ak sama yaay nga gis ko ak sa diggante ak ñeneen ñi nga bokkal nga rafetal bu mu rafet yal na la yàlla sàmmal boppam may la wér ak gudd fan sa fulla gi yal na ko yàlla ndax jullit balaa mën matale am fulla ndax bu amee fulla rek man préserver dignité li nga xam ne soobu nga si maintenant am na lu ko jiitu yóbbu ma ko woon wante bi ma fekkee li nga ci wax lii sunu ndam la ñun ñëpp yow yàlla nam na si yow nga nekk bete ñaari yoon si kanam Ali Maxtaar sama maam Absatu Mariam moom la tuddee sama yaay fa tabaarakallaahu sama maam Alpha moo ko meññ wante sa papa di maam Tidiane maam Ablaye Tall ak maam Absatu Mariam meññ ko sama Ablaye Tall noonu la nekkee bete itam si kanam maam Ali Maxtaar ndax fa tabaarakallaahu mu ngi génn ci maam Ibrahima mi nga xam ne Boubacar bu Eliman Sira Demba Tall moo ko jur ak maam Umu Kala Tall maam Seydou Nourou Tall ñoom ñaar ñëpp ñu génn ko si Ali Maxtaar maa ngi ñaan ci daraja Rasulullah ndax jullit ñaan rek la yàlla nga ci bind yeneen ni bind ndax man waxtaan ak yow laa daan def cofeel gi nekk si yow dëgg la bëgg nga sama yaay mais saa yuy waxtaanee yow fa tabarakallah ma jël si njëriñ kon yow sa bind njëriñ rek laa ci yaakaar te incha allah moo rek ci am kon yal na yàlla may la wér ci sa xel sa yaram sellal sa gis-gis ba nga gën a bind yeneen yu dul yi askan wi jëriñoo ci ndax fi mu nekk nii li sama tante ji wax nekk lu ñëpp tiit ku njaboot rek tiit la kon nag mu yàlla may yu mel ni yéen ñu mën di ñu gindil xale yi fa tabarakallah dañ leen di ñaanal yàlla mucc ak mucc la yàlla sa njaboot ba fi sa xel na yow mboolem jullit di ndokkal nag sama umpaañ di ndokkal sama sang yi umpaañ ma leen jazakumullahu an xayran yal na yàlla fay lay ndax men derrière tout grand homme yaay une grande dame merci Seydou Sy di la gërëm di gërëm sa waajur yëpp ak say frères yi say sœurs waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والشقاوة والتعسير وتكون لنا بها ولي ونصيرا أنت ولينا ومولينا فنعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله